أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yéen mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu seen mbokk taalibe la chez les Bambara, on dit Malidou, la tête du dragon. Là, di leen nuyu bu baax di leen ziyaara di wax ni Mahdiyu ñu bokk ci astre bu mu wax ne ni un figure de Jupiter et de Vénus correspond au nœud ascendant de la Lune puissant et au signe de la Vierge. foofu wax ni ñu bokk ci biddiw bi tuddee Mystérieux ak kooku ñu naan Vénus bu Zahrata waaye nag di correspondance boo xam ne ni moo ko nœud boobu ñu wax ascendant de la Lune puissant et au signe de la Vierge. ñëpp xam na ni boo duggee ci weeru jur bi foofu ñu naan dans les astres wala dans les constellations boo dem ba ci Vierge, le Vierge a pour ascendant au Poisson. Le Poisson, son élément c'est l'eau waaye nag astre bu fi dëkk mooy Jupiter. waaw bu fi jógee élément de Mahdiyu di turaabu di terre, élément suuf la, genre masculin, couleur jaune, ñu koy gën a xamee ci mboq. Mahdiyu ba tey il est placé en maison numéro 3 di la maison familiale di wax ci entourage familial bi ak ay déplacement. di wax tamit aussi c'est la maison de jumeaux. Jumeaux foofu c'est Mercure moo dëkk foofu. Jumeaux nag mi ngi tàmbalee le 21 mai ba le 21 juin di début de l'équinoxe. léegi foofu bu ñu fi jógee dañuy wax ni le jumeau de le kooku ñu naan al Mahdiyu il signifie le progrès, l'amélioration. Progrès ak amélioration. waaw moom ci boppam figure la bu am solo bu am njëriñ mais day wax ci progrès loolu yokkute ak amélioration yokkute ci yu bare bari waaye nag day wax ni dans une période bénéfique qui s'annonce. waaye nag ci àpp boo xam ne ni àpp la parce que ñun ñëpp xam na ni Mahdiyu am na doomu ndeyam jooju mooy alxasan signifie la faiblesse. moomu signe boobu xam ne bu ñàkk kattan la, amul kattan amul doole. day wax ne ni Mahdiyu période day wax dans une période, dans une durée déterminée waaye durée boobu buy feeñee day doon période boo xam ne bu stable la doon ak période boo xam ne ni macha allah période bu bénéfique. su boobaa dañuy wax ne ni il faut soyez dafa wax ni spéculer sur vos sens, soyez optimiste en restant réaliste. wax ni bu su boobaa
pendant cette période là loo boroon am fukk bu yóbboo nga jël nga denc juróom-ñaari te nga utiliser ñett yi parce que am na beneen période boo xam ne day s'annoncer cette période boobu du période boo xam ne ni période bu neex la foofu mu metti bu fi jógee da ngay dañ wax ne ni Mahdiou désigne les affaires stables, le parfait accomplissement pour le questionnant de ce qui est demandé dans la question posée. waaw mu ne ba tey foofu day wax ni il désigne les affaires stables maanaam day wax ay mbir yoo xam ne ni ay mbir yu stable lay doon mbir yu dal yu am dal am tranquillité waaye nag lépp loo ci sàkku ci boobaa incha allah rabbi suñu borom dina la ko defee comme ni nga ko bëggee maanaam waaw lépp loo ci sàkku ci jamono jooju lépp dana doon tawfeex ci yow waaye nag ñu ne la confirmation de l'édit ou de la parole du chef nag mën naa nekk le chef de l'État mën naa nekk les ministres mën naa nekk un maanaam homme de tenue ñu naan un gendarme un militaire mën naa wax ne tamit un avocat ou bien un procureur à chaque fois moom il parle les gens yi nga xam ne ni mooy ñi borom casquette lañu ñoo xam ne ni doon yor kàddu aussi il parle nga xam ne les hommes intègres nga xam ne ni respectent leur parole saa yu feeñee tamit day wax tamit nit koo xam ne nit ku dëggu lay doon nit ku sàmm kàddoom bu dee dañuy wax ni bu ñu indee ci ñëwee ci buntu bi nga xam ne ni mooy buntu ko loolu ñu naan bu fekkee ne ci wàllu caractères yi maanaam première buntu bu ñëwee ci interprétation des nga xam na emplacement bu ci ne bu dee maison numéro 1 day wax ne bon sens la personne douce et sage éloquente et prudente très réservée sur ses actes ferme et constante dans ses résolutions vers le bien et dont le visage répond en tout cas de ses bons sentiments loolu nag ça veut tout dire mooy lu ma la doon wax léegi rek ku dafa doon koo xam ne ni ku dëggu lay doon ci kàddu ku sàmm ay kàddoom lay doon waaye nag ku baax lay doon waaye ku sage borom xam-xam wala ku nu formé daal waaw mais un homme intègre aussi bu dee dañuy ñëw ci deuxième kii bi di wax ne la maison des biens di deuxième bi di buntu xalal kooku day wax ci wërsëg yu bàyyeekoo ci ñu xees wala ay tubaab waaw kon day wax ne profit la c'est un profit et gain dans le commerce bu dee commerce la richesse la waaye bon sens et augmentation secrète de tous ces biens loolu tamit di doon lu am solo macha allah augmentation secrète maanaam da ngay gis sa wërsëg di yokk nànk-nànk te kenn du yëg kenn du xam waaw bu dee buntu ñetteel bi di buntam moom di këram foofu day wax ni di wax di këru goro yeeg kër yaay les sœurs et les cousins et les cousines foofu day wax ni ce sont des parents favorables di wax ay bon voisinage confiance bien placée waaye tamit bu dee voyage la dañ naan retard en voyage occasionné par quelque bien waaw loolu tamit day am wala tamit fii dal nañ wax tamit gan gu lay indil alal wala bagage wala xaalis ba tey tamit jigéen tamit mën na ñëw indil la ak dina la indil ak mbégte
waaw bala jigéen dana la bégal. bu duggee ci buntu ko 4e bi day wax ni da nga am mbégte ci say biir mbokk macha allah foofu ça parle du père le patrimoine aussi et l'héritage waaw di wax ni profit et augmentation des héritages demeure profitable bon patrimoine père peu confiant paix et tranquillité dans ses fonctions loolu tamit loolu lay signifier ci gàttal di wax ne ni moom it lu gën a yaatu pour mu gën a yaatu bu ñu ñëwee ci 5e position di nga xam ne ni mooy la maison des rencontres la maison des amoureux foofu de ak maison doo xam ne ni bu fekkee ni da ngaa bëgg doom foofu lañ koy la maison des enfants foofu day wax ne l'amour des petits enfants sagesse de ses propres enfants macha allah loolu di wax ni doom ju am xam-xam lay doon waaye nag fekkee ne noonu dafa taxaw da nga naan ab son noonu di nga gis ab gàcceem foofu waaw macha allah di wax ne joie ba tey mbégte la waaye mu nekk tamit lettre boo xam ne da nga ci jot wala looy lettre boo xam ne bëgg kenn xam ko ou bien un lettre confidentielle dañ ci jot incha allah waaw ba tey dana wax tamit femme enceinte femme boo xam ne dafa ëmb waaye boobu ëmb bi macha allah ëmb boo xam ne bu ànd ak mucc looy doon waaw di wax ne di wax honnête joie d'amour ak bon amour maanaam fi tamit bu dee tamit daam ko lay seetlu di laaj digganteem ak nit ba xam ñoom ñaar seen mbëggeel sincère na su boobaa da nga naan ku taxaw ci 5e position da naan mbëggeel gu sincère la macha allah waaw bu fekkee ne dañuy ñëw ci juróom-benneel bi foofa feebaru biir lay wax waaw feebaru mën naa nekk feebaru biir wala mbiru jinne wala mbiru seytaane loolu xam nga feebar moom mën naa nekk ñetti taxawaay bu dee feebar rek aji feebar rek daa jékki-jékki rek yaramam di metti nga xam ne ni yaram gi metti mu liggéey yu metti moo ko jàpp ba loolu mu tooy boobu suñu booba da nga xam ne li mbiru yàlla maanaam feebar bu naturel la waaye am na feebar yoo xam ne ni c'est pas naturel dina jóge ci njabar wala mu jóge ci loolu ñu naan seytaane ngelaw su boobaa dañ wax ne ni fekkee ni ci yàlla la jóge moom wala feebar naturel la nan borom dina jóg bu fekkoon feebar bu chronique la sax incha allah dina jóg waaw waaye tamit dina wax tamit borom tamit mën naa tëdd maladie longue profit en toute chose waaw di wax tamit foofu tamit mën na dina wax tamit ko xam ne ni bëggoon na di takk suuf wala xeetu takk suuf yeeg wala ku wut am lu réer tamit foofu tamit dina fa taxaw waaw loolu daal wala tamit feebar boo xam ne ni bu yàgg la boo xam ne ni nit xamu ko boo xam ne nit wala borom da koy wëyaale lu yàgg waaw bu dee ci 7e kii bi day wax ni jigéen ji ngay laaj aw yiwun ma nga ca maanaam jigéen ju baax la wala am na ñoo xam ne tamit ñu ne un bon mariage la femme honnête et bonne di wax tamit bonne compagnie macha allah di wax tamit bu dee ennemi la daana ennemi rusé et puissant waaw bu fekkee ni di wax tamit bon changement aussi bon profit dans son commerce waaw waaye tamit di nekk mauvais dénouement bu dee 8e position loolu ab tàggee la fekkee feebar la kooku ak tàggee la nga xam ne danañ ko tàggee waaw loolu ñu naan mort ou maladie waaw gain
d'argent ou d'amour ou wala recouvrement de la chose perdue wala mu nekk mort secrète boo xam ne nii dafa faatu ñu koy nëbbu wala fekk dee joo xam ne nii kenn yóbbu ko wala tamit dina wax ne réception d'argent provenant d'une mort wala nga xam ne alalu jirim lay doon wala alalu koo xam ne ni dafa faatu waaye di wax tamit ne sécurité tamit dana wax tamit wàllu sécurité extérieure macha allah loolu tamit dana ko wax bu dee 9e bi day wax ci wàllu tukki bu baax lu koy mandargaal mooy yoon boobu mën naa nekk en général pèlerinage waaw wala tukki boo xam ne dañ ci ànd ak ay jullit comme mel màggal wala dem aji màkka wala mu nekk gàmm en général waaw loolu lay wax foofu day wane voyage et retour de l'expatrié aussi di wax tamit lettre la bonne confiance macha allah retard en voyage aussi loolu tamit dina ko wax sincérité dina ko wax un saint homme tamit dina ko wax tamit nit ku sell macha allah waaw savoir en toute science tamit dana xamal ne waa ji boroom xam-xam la boo xam ne ni boroom xam-xam la bu màcc ci science faveur pour ñi nga xam ne ni ñooy les hommes de l'église wala hommes de mosquée yi macha allah di doon honneur ci ñoom waaw bu dee fukk bi tamit day wax ne bu dee waajuy falu buur wala waajuy sàkku dara ci buur loolu tamit lu baax la waaye nag bu leen fàtte ni Mahdi yu kii la boo xam ne ni dafay taxaw waayu benn tànk la c'est une figure rentrant bu leen ko fàtte aussi waaw waaye su boobaa day sàkku sarax ki aji sàkku ji na sàkku sarax ndaxte taxawaay bi du doon taxawaay bu dëgër waaw bu dee ab jugement la bu dee koy xam ne da nga koy juger c'est un bon jugement macha allah waaw bu dee wax tamit beaucoup d'argent xaalis bu bëri la bu dee ab chef la day wax ne chef la bu am kàddu chef la bu respecté ak kàddoom mu ne un chef sage boo xam ne beaucoup d'honneur de la part de son patron macha allah et de sa fonction macha allah waaw di wax tamit beaucoup de recherche bu bëree bëri macha allah obtention de la grâce bu dee koo xam ne nii da doon sàkku njëggal ou bien ñu naan grâce présidentielle wala ab prisonnier buy sàkku grâce incha allah kooku suñu borom dana ko dimbali waaw macha allah 10 grâce di wax obtention de la grâce et sentence juridique spéciale macha allah bu dee 11e bi loolu dañuy wax ne ni lépp dana baax bu dee ay gan la dana la indil aw yiw macha allah waaw bu dee 11e bi dañuy wax ne bon sens di wax ne joie di wax bon et fidèle ami yoo xam ne ni incha allah bu dee ay fidèle ami yi dana doon ay ami yu fidèle yu taxaw macha allah di wax ne bon espoir aussi ak bon profit macha allah bu dee 12e bi di wax ne ni kooku dañuy wax ne say noon ñi ngi lay fexeel waaw fexe bu mag faw nga saraxe ab gàtt yàlla na dalal musal zahiran na baatinan boo ko defee incha allah foofu loolu la wax foofu dina wax tamit pauvreté di wax tamit bu dee ay noon ku ñu jàpp tamit waaw long emprisonnement aussi di dina ko wax waaw bu ñu jógee foofu tamit da ngay ñëw ci 13e bi moom macha allah day wax ne ni kër gu baax la mën na ci dëkk amul benn jafe-jafe bu dee kii laaj kër lay laaj wala ci dëkkuwaayam macha allah moom waaw
bu dee tamit ku aji ku tukki la dana wax ne ni retour de l'expatrié macha allah waaw di wax ne ni macha allah profit la et bon changement aussi macha allah. bu ñu jógee dañuy dugg ci 14e bi maanaam dañuy wax ne ni en général ndimbal lay doon wala ku sàkk ndimbal wala alal ju dugg waaw alal juy dugg ci ay loxoom macha allah waaw. di am tamit bon espoir tamit di wax tamit dana wax tamit loolu ñu naan forme gudd waaw di wax tamit profit général macha allah dana ko wax waaye bu ñu ñëwee ci 15e bi dañuy wax ni su boobaa day wax seet gi dafa damm ma du musa taxaw ci fukki bi ak juróom saa yu fa taxawee rek xamal ne seet gi damm na waaw moom dafa tool 5 points la saa yu taxawee foofu rek xamal ni dafa damm waaw di wax tamit bonne chance ak bon espoir longue vie di wax profit macha allah loolu lépp dana ko wax waaye bu demee ci ba ci 16e bi dana wax ne waa ju baax lay doon ak ay gan yu baax di wax tamit lépp tamit aw yiw lay doon ak jàmm foofu loolu lay wax waaw di wax tamit Mahdi yu figure la boo xam ne ni figure bu yéeme la boo xam ne ni li muy wax bari na bari na comme ni ma leen ko expliquer waaye nag dañuy wax ne ni figure la boo xam ne ni figure boo xam ne ni dafa bëri ay taxawaay sànq wax naa ne ni figure Jupiter la en même temps di figure de Vénus waaw moom bi tamit am na xam ne dañuy wax ne ni bokk na ci vierge foofu mooy këram waaw di waxante tamit moom macha allah ay saraxam lu ci ëpp dañuy wax ne ni bëy la bëy mooy saraxam bëy bu ko defee da ngay def juróomi saam nga koy def waaye boo koy saraxal da ngay fexe bind comme boo koy saam da ngay fexe comme figure bi noonu mu mel ci melokaan noonu rek nga koy teg waaw noonu rek nga koy def waaye nag day tàmmu mu ànd ak ay ginaar saraxam day ànd ak ay ginaar waaye ñetti xeeti ginaar lay doon ginaar gu ñuul bu weex wala bu xonq su boobaa boo koy reyee ba pare da ngay fexe boole ndawal gi yëpp waaw Mahdiyu wax na leen tamit moom bu fekkee ni boroom da ko bëgg a jariñoo mën na cee bind loolu ñu naan figure bi 5 points la mën naa cee bind 555 ou bien ci 5 55 555 wala 5555 mu bind ko ci figure bi waaye moom loolu ñu naan herbe bu muy àndal maanaam xob yi da ngay wut su boobaa xob yi sebe nga wut sebe boo déggee ñu naan sebe mooy xobi kooni lay àndal bu ko defee nga songoo ko juróomi fan waaw ba tey mën naa ànd ak tamit ay saraxu guro juróomi doomi guro yu xonq yu weex tàll mën naa ànd ak moom waaw moom tamit saraxam la sax bu baax a baax waaw tamit dañuy wax ne tamit moom Mahdiyu sarax yooyu dafa doon sarax yoo xam ne ni sarax yu gën a gën ci saraxam la
waaw waaw lu sànq waxoon naa ne bu tollee ci fukkeel bi borom bu fekkee ne day aji guy sàkku day sàkku ci wàllu nguur wala muy sàkku dara ci buur foofu su boobaa day doubler sarax bi 5 gros yooyu da ngay def 10 daa koy saraxe ndaxte kër gi mu taxaw la kër gi kër fukkeel la te këru buur la waaw da ngay wax ne ni kër gi da ngay fexe génne fukki doomi gros yu weex waaw comme noonu nga waxee rek dafa am ñaari figure bu fekkee ni dafa nekk ci lëndëm bu nekkee ci lëndëm su boobaa day wax ne ni borom mën naa bind figure bi juróomi yoon ci suuf na lal suuf rek bind figure bi juróomi yoon waaye ci ko bopp figure bi da ciy teg bu ci nekk xeer ñaan yàlla dàqal ko ay noon fekkee noonu la ci dàqalu incha allah rab seen borom dina ko ci dimbali bu baax a baax a baax macha allah buñ fa jógee tamit loolu ci wàllu daf la ba tey waaw dañ wax ne tamit Mahdiyu dana wax loolu ñu naan ay marchandise waaw wala borom tamit nañ wax ne borom tamit mën ko bu dee ku sàkk wërsëg aussi ba tey mën naa wut loolu ñu naan bu dee ci alxuraan lay jëfandikoo mën naa bind Muhammad Rasulullah lay bind ba ci aay bi fu mu jeexee ba ajran aziman su boobaa da ngay foofu da ngay gis ni 22 mim la mim bu ci nekk da ngay fexe boole koog alam nasara ak zuyna xam nga alam nasara 22 baat la 22 mots bu dee zuyna tamit 22 la da ngay fexe def bu ne boo ne alam nasara dugal ko ci benn mim daal di def zuyna dugal ko ci même mim boobu ndax da ngay def alam nasara def zuyna ci benn mim lakka nga def zuyna linnaas moom it nga dugal ci benn mim noonu nga koy toppalante ba lépp mat waaw loolu ngay def bu ko defee nga boole kook waswasoor wala loolu xam ne da lay ubbi bu ko defee bindoon nga Muhammad Rasulullah ci limuk 55 baax na wala 555 tamit baax na macha allah bu ko defee loolu nga mën ko sangoo juróomi fan waaw am na tamit ñoo xam ne da koy bind loolu ci limuk 116 fois wala nga jël lim bii nga xam ne ni di nga jël limuk 2000 nga bind ko ba tey mën naa nekk waaw ba tey am na ñu koy jël wala nga lu ci gën daal mooy bind ko 5555 waaw lim boobu mooy lim bu mag bi bu ko defee incha allah borom mën na ko sangoo juróomi fan bu ko fa sangoo juróomi fan incha allah sunu borom dina ko dimbali ba li muy sàkku sunu borom dina ko indil ba mu yónni ko ba mu yegsi waaw waaye nag dañ wax ne ni figure la boo xam ne ni figure bu yéex la doon figure bu gaaw waaw ndaxte dañ wax ne ni moo ko kii ñooyam moo ko ñooyam waaye nag macha allah figure la boo xam ne bu am solo la waaw kon maa leen di joxaat dig di daje ba ay bis incha allah bu war a defee suñ boroom maynu fan ak fekkee ba incha allah ñu yegg si waat ci loolu incha allah baax na jërëjëf subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alhamdulillahi rabbil alamin wa tuf bina wa habina wa kullana mahamdana xusa xitaab rabbana wa salli ala nabi wa sallimi waxde bi haajata kullu muslimi ajib wa salli bi taslima ala sanadi muhammadin wa tafahibana subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin barke borom Tuubaa di baal wax nag ñëpp te di leen balaax
di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu di nuyu suñu mbokku internet yëpp di leen